mën nga ñu dugalaatal boobu la vidéo bu ko defee ñu commenté ndoo li nga xamante ne tey nee naa leen dossier la spécial des na yeneen témoignage yoo xamante ne bi c'est toujours par rapport ak la chirurgie esthétique mais aussi ki nga xamante ne bi moo génn àdduna di doomu Sénégal mu naqari ñëpp moo tax ku ci nekk jóg di ci wax mais aussi ñun ñu am leneen lu ñu ci xam lu ñu leen nar a proposer par rapport ak les conditions yi mu génnee àdduna donc bu ngeen suivre émission bi dans un instant alors ñu déglu li dellu si ak Ngoné en plus tamit nit yi nekk ma yow sa forme bu bon bi da ngay dugal sa benn vidéo ñëpp nekk fa naan la yow sa forme bu bon bi sa forme bu bon bi te doo leen xam loolu noonu lan lay def ci nit ki doo leen xam loolu noonu lan lay def ci nit ki donc du coup su ma musaan dugal sama vidéo gis kenn ñëw commentaire ne ma sa forme bu bon bi daf may metti donc da ngeen def sama xel bi pour ma def dem defi chirurgie def chirurgie donc ñëw naa nag ci adresse bu baax bi Health Travel by Alan. am na clinique yu bëri yu ma woo mais man je préfère Alan parce que gis naa fi samay mbokk sénégalais yu bëri yoo xam ne fi lañ defee donc je me suis dit que pourquoi pas moi comme tout le monde je suis là damay ñëw pour wàññi sama biir wàññi sama ginnaaw bi waaw xool yenn côté yi nga xam ne dafa am kërë ñu injecter ma ko yéen ñëpp dama leen ñu suggérer pour yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a def BBL contacter leen Alan. dama sonn ci takk geen en plus tamit nit yi nekk. bon xale bu jigéen bi ñu ko dégloo lim ñu wax ñëpp publicité la mujjee c'est-à-dire que booy publicité man pour man daal waroo tuumaal sénégalais yi parce que nee na sénégalais yi ñoo koy wax sa forme bu ñaaw bi mais lim mujjee mooy publicité maanaam tudd benn koo xamante ne bi day def chirurgie defal ko publicité yow kañ booy publicité rek. booy publicité moom laa la wax xaj bi yëpp influenceurs yi. ñi nga xam ne tey xam nga influenceur moom dafay influencer rek. parce que influenceurs yi la ñuy jël jàpp seen yaram yooyu maanaam opérer ko xoos der ba xamoo boo paree dañ koy supp xamoo dañ koy manger xamoo ñi la tiim ay dëmm lañu xamoo ay vampire lañu. xamoo lu ñu doon nga nekk fa yow kese ñu ubbi sa biir bii mooy li ma la wax lu ne mën nañ koo jël sa yaram bi te doo ko xam. am na ñoo xam ne bu ñu defee chirurgie Bamba fa lañ jaare seen àdduna yàqu wiratuñ bay laa yow mi diini mooy li ma la wax organe say organe dañ koy jël dama xam naa nit koo xam ne dafa def opération muy jigéen mais ci biir opération bi la ñuy dindi bëtitu njurukaayam ñu ne ko mënoo jur te ci biir opération bi waaw dafa am loo xam ne ay sacrifice la dañ koy def ci nit ki bu ñu la gisee tey am loo xam ne am na loo yàlla defal mën nañ ko jël bëtitu njurukaayam la ñu génnee jël ko nee naa la heure boo defee opération am na organe yoo xam ne tey am na tey koo xam ne tey mi ngi toog dund am problème mu rein muy multimilliardaire am problème mu rein mi ngi toog di xaar. am na tey koo xam ne këram ni muy battre baaxul mi ngi toog di xaar. suñu gisee benn manquant boo xam ne xolam baax na mu dem di opérer dañuy dindi loolu dem jaay ko kooku ay milliards ba pare yow nan ngay risquer yow sa yaram bii di ci def ay publicité ñu toog jàpp sa yaram bi vuruj varaj ko ba mu jeex tàkk ci ay publicité nañ ko wax nañ waxante dëgg rek te dee am na leen loo xam ne waroo ko nangu parce que benn yaa ngi wax naan waaw nit ñi dañ naan ma xaw ma lan sa yaram jekkul wala rafetoo ma dindi fii def BBL rocc fii nga jàpp sa yaram bi mel ne ku ko jox boucher yi ci seeraas ñu dagg fii neexuma xaaral ma dindi ko te yàlla xool yor xalimaam bindee la nu la neex yattee la nu la neex def la ñun tey bu jaaroon sax yoon ñun war a ñoo toog sax fii laa la di sol ay robb yi teng wala ñuy toog fii di takk ay greffage yàlla lu mu digle mooy muur mais am nga forme bu bon mais yow yaa ngi ndiroog ligne yaa ngi ndiroog frigo yow yaa ngi ndiroog lance-pierre solal lu jot am na ñoo xam ne yàlla suñu bopp fi leen bindee ñu naggee kaw yor seeni mbagg ñu ne fuuf ci kaw ci suuf dara du ci nekk forme gaynde waaye yow xamal ne yow waroo tuba yo yow xam nga ne waroo baaw yow xam nga ne waroo miliwu li la war mooy nga sol lu jot tey muuru nga xam ne yàlla suñu borom lii la bindal lii la defal nga war koo def waaye dem sa yaram xotti ko ci publicité ba pare nga ëlbatikuwaat comme ni ko Fama Kassé waxee naan ay harcèlement dañ naan ma dangaa ñaaw dañ maa naan sa ween yi dafa gudd dañ naan ma nàngam xam nga am na leen loo xam ne jekk jaru ko dara jaru ko ak ci diw yi ñuy diw ji ay diwu taat ma yokku taat xamoo geresu bëy lañ ko defee xamoo geresu mbaam xuux loo gis ñu ne lii day yokku taat ngay jël di diw waaye yow déggoo li ma la wax yaa ngi sol loo xam ne bëgg ngaa jekk demal nga jënd ci éponge yi épaulette yi di jaar 1500 nga teg ko ci sa robe toog soo paree fu summi kan nga tooñ tooñoo kenn
posé gën chirurgie daal. waaw fuuf boo demee ba nga xam ne sa forme bii xam ne fu mu toll nii arrangé wu la te mënoo sol nangam bëgg ngaa sol lu say morom di sol mais ana nga di jël say hanche sax nga monté soo solee ba pare nga dem mais gis nga Bamba dara gënul naturel. gis nga góor ñii ku ñu jaral nga dem naan da ngay dem chirurgie pour bëgg nga am ween yi ndaw nga ne da ngay dem yokk yow nampali borom mi bëñ dafa jara yokki ween. yow nampali borom mi bëñ dafa jara yokki ween ñu ne déeta waaye nga ne sama biir bii su ma solee nangam duma jàpp mais anay génn man mii di waxante yow dama am biir fi ma toog ni Bamba sama génn laa sol sama génn laa jënd sama génn bu baax laa jënd di ko sol bu may sol loo xam ne dama am biir dama nit ki mënoo jur doom ba pare nga ne doo am biir kon nañu bàyyi caaxaan ni su may sol loo xam ne sama biir da tax damay jël sama génn sakk bu mu dëgër toog jàpp sama ñaambur su ma yegsee tey ne cëpp sama buntu kër su ma tegee sama saak moom laa njëkk a dindi ndax la ngay sol mu mën la jàpp sax mu mën a rafet ndax biir ku ne xam ne dafa ñaaw ci jigéen rafetul peut-être mais jar na nga dem naan da ngay publicité benn yaa ngi dem ne yow lii moo tax nga koy def parce que ay harcèlement sa forme ñaaw na sa forme rafetul surtout nag ci ñenn ci sénégalais am na ñoo xam ne dékkuñu commentaire de ci yenn ci nit ñi dékkuñu commentaire suñu leen waxee benn affaire rek seen àdduna yàq na da ngay célébrité nga ne yow doo déglu doo déglu commentaire. buñ la waxee dara. dinaa ci ñëw léegi. waaw doo déglu commentaire les jugements yi nga xamante ne. waaw yenn jugement yi ñuy teg ci kaw. mais Cheikh on a benn médecin boo xamante ne bii foofu ca diwaanu Tunisie donc ñuy def chirurgie wax naa dañu koy déglu Cheikh ñu dellusiwaat. Ne faites jamais cette opération de chirurgie esthétique. Donc c'est l'intervention de chirurgie esthétique qui est la plus risquée de toutes les procédures qui existent. Et malheureusement, c'est à la mode et il y a énormément de gens qui le font. Alors, on estime le risque de décès de cette intervention de 1 sur 3000, ce qui est quand même énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a d'ailleurs une influenceuse très connue qui est décédée il n'y a pas très longtemps à cause de cette intervention. Alors qu'elle avait déjà des fesses, voilà. En fait, cette intervention est très simple. Ils vont faire une liposuction, ils vont prendre de la graisse, notamment au niveau du ventre, et ils vont l'injecter au niveau des muscles, des fesses, pour faire grossir les fesses. Ça s'appelle un Brazilian Butt Lift, un BBL, que vous connaissez sûrement. Sauf que du coup, ça doit être injecté dans les muscles, et il y a des vaisseaux à ce niveau-là. Et donc, si la graisse passe dans les vaisseaux, ça provoque ce qu'on appelle une embolie graisseuse et ça peut causer un arrêt cardiaque. Donc s'il vous plaît, ne faites pas cette intervention, c'est des risques inutiles. Vous êtes beau gosse comme vous l'êtes, ok? ayca mi ngi noonu mi ngi wax ci BBL bi nga xamante ne bi ñun suñu mannequin yi suñu influenceurs yëpp d'habitude moom la ñuy def donc wax na ko brésilien butt lift la ko tuddee je pense bien que noonu la et que mu wax ni mooy graisse yu ñuy jëlee ci biir yi di ko defaat ci sa ginnaaw 1 sur 3000 donc dañ ci décédé maanaam